spaghetti laa leen di indil boo xamante ni dafay ànd ak yàpp ginaar ak aussi ay fruits subhanallah ay légumes donc légumes yi ñuy def mooy dafay am carotte ñu am soble daal di am aussi poivron daal di koy boole aussi ak dënnu ginaar bi nga xam ne dañ ko mariner comme ni ñuy defee chaque fois dama ko mariner marinade bu classique après dama koy rosi ñu am fii dama koy booleeg salade comme li ma leen di wax chaque fois rek il faut ma def salade pour ki nga xam ni moom la salade neex sama caméraman bi sànq dama ko wax nee na séeréer la Alioune Sine donc te séeréer day bëgg mburu il faut ñu boole ko ak garlic bread moom laay def nii moom moo nekk nii nga xamante ni dañ koy def ak beurre ak fromage daal di siy def aussi persil bu wow wala bu tooy pour ku mu neex donc ñu daal di commencer dama teg sama ndox léegi fi mu nekk nii dama siy ñëw def xorom pour daal di koy baxal pasta bi le temps moom muy togg pasta bi muy spaghetti bi ñu daal di commencer togg sauce bi donc ndox bi baax na dañuy daal di commencer rek def suñu sel ak pasta bi incha allah voilà gis ngeen sel bi damay def assez libéralement quand même parce que instant bi rek laa ko mun a assaisonner bu baax léegi ma daal di ñëw ci pasta bi ñaari façon boo leen xoolee ñaari variété laa yore fii donc bii nekk pasta régulier bii nekk pasta boo xam ne c'est fait à base de légumes donc mu nekk épinard lañ ko defaree donc il faut may mélanger ñaar yooyu comme ça xale yi du ñu lekk pasta bi nga xamante ni semolina kese lañ siy def donc mu ngi noonu léegi dañ koy bàyyi am na ñu nga xamante ni dañuy def diwlin ci seen kii bi ndox bi mais je trouve que jaru ko c'est pas nécessaire boo defee kii bi pasta bi nii rek yow fexeel ba nga xamante ni da ngay laal ba nga xam ni bu ci nekk pat bu nekk dina laal ci ndox bi noonu nga daal di koy tas sa bopp léegi loolu noonu dina la éviter nga def ci diw parce que après da ngay tuur ndox bi bu ko defee mu nekk diw boo xam ni gâchis lay doon léegi ñu ñëw ci suñu poêle bi daal di entamer directement nu ñuy defaree kii bi ginaar gi li ñuy def mooy damay jël tuuti sama huile d'olive tuuti rek laa ci soxla daal di jël gis nga tuuti beurre tuuti bàyyi ko nii donc gis nga suñuy waxtaan nii ci la ñuy daal di commencer ngeen gis mun nga fi togg lekk en 30 minutes ou moins te dina nekk lu baax lu décent ñëpp dinañ ko bëgg sa njaboot gi dinañ ci kontaan borom kër yi kontaan ci te du la jëlal benn temps ma daal di ñëw rek def ginaar gi ci biir donc ginaar gi liñ ko mariner li ma leen di wax toujours poobar laaj curcuma def ci suñu mélange d'épices bi nga xamante ni moom moo ànd ak kii bi comment ça s'appelle levure nutritionnelle bi moom laa def nii gis nga dañuy jël rek daal di teg moom bu ma ko sauté ba mu doore ni ma bëgg après ma daal di koy seppi teg fële léegi daal di jël aussi kii bi légumes yi sauté leen ñoom tamit donc brocoli bi su ma neexee ma sauté ko mais dama bëgg garder couleur vertam bu rafet boobu muy amee nga xam ni dinaa am aussi ci antioxydants yi bu baax a baax léegi loolu li may def mooy damay daal di ñëw rek commencer daal di koy def ci ndox bu tàng tuuti wala ma tay ko ñaari yooyu boo ci def boo ko defee da nga koy dugal ci ndox bu tàng pour ay 5 minutes yooyu génnee ko bu fekkee da nga koy tay juste pour mu nooy rek après nga daal di koy boole ci li ngay sauté incha allah. voilà gis nga pat baa ngi commencé jël forme bu baax donc dañ koy togg ba nga xam ne côté al dente lay féete après nag ñu door a seppi ñeneen gis ginaar gaa ngi nii di def ay affaire am. voilà gis nga ginaar gi pare na comme li ma leen waxoon rek dama koy daal di seppi teg fële après daal di ñëw jubal ci soble bi sauté ko tuuti daal di indi aussi jël sama casserole daal di ciy def tuuti ndox pour def ci brocoli bi ak carotte bi comme ça ma jox ko benn head start fi mu nekk nii kaaru beurre laay def li tax may utiliser beurre ak huile d'olive man sama régime alimentaire moo ko laaj boo leen di xool dama leen di wax ni damay def cytogénique diet muy maanaam régime keto diet muy régime cytogénique man loolu dafa am benn quantité de matière grasse boo xam ni dama ko war a utiliser par jour
donc dafa am nombre de grammes boo xam ne foog ma koy matal par jour. léegi nag ki nga xamante ni gis na ni affaire yi dafay soit dafay bari graisse wala dafa bari matière grasse, moom mun na wàññi loolu. Man sama régime alimentaire moo ko laaj, parce que pasta bi supposons man duma ko lekk, damay dem jëli ji sama ay fruits ak sama salade ak sama légumes yi, man moom laay utiliser. Donc ñu daal di commencer sauter soble bi ak poivron bi. Bismillah. Pat bi moom pare na. Li may def mooy dama koy daal di sotti. Léegi nag suñ ko sottee spaghetti doo ko raxas. Boo ko sottee bul si def ndox bu sedd, parce que sinon day génnee starch bi yëpp. Donc dootul li ko waroon téye ba nga xam ne du tasaaroo la xaw ma nuñ koy waxee noonu. Loolu da nga koy dindi yëpp, alors que dafay yàq sa pat. Léegi da ngay jël ndox bi boo ko génnee rek nga bàyyi si tuuti kese pour loo xamante ni da ngay mën toggee waat ko, parce que après dañ siy def assaisonnement pour safal ko bu baax. Léegi li may def mooy damay daal di ñëw xaaral ma xaw a yokk fii tuuti sama gaz, daal di ñëw def si huile d'olive, def si beurre, def si aussi tuuti fromage parmesan, léegi ak poobar ak samay ay mélange épices bi nga xam ne moom moo am levure nutritionnelle yeeg ak oignon en poudre yeeg bagage yooyu yëpp. Donc pat bi il faut ñu safal ko moom tamit ba nga xamante ni ki nga xam ne bëggul sax lekk leneen, pat kese la bëgg a lekk, mën na ko jëfandikoo parce que day am goût déjà. Donc poivre noir bu ñu nii may def ci biir. Gis ngeen. Ma daal di jël sama mélange d'épices, daal di def sama huile d'olive. Voilà. Daal di ciy dolli tuuti beurre moom aussi. Voilà, gis nga mu ngi nii. Léegi nag ma daal di jël tuuti parce que pat bi duñ ko bàyyi léegi mu togg. Bu ma defee kaani nii optionnel, daal di def tuuti basilic moom aussi optionnel. Gis nga. Ku mu neex nga def laaj ail en poudre, man defuma woon ail en poudre, kii laaj bu tooy en poudre bi laa defoon parce que moo nekkoon ci suñu mélange d'épices bi. Léegi sel kese laay def daal di fay gaz bi nag complètement. Parmesan man bi may utiliser moo nekk bi nga xamante ni mooy jógee généralement Italie quoi, mais loolu lu ci ëpp moom mooy nekk di gën a xaw a cher tuuti, mais soo jëlee bi nga xamante ni bu local bi la moom aussi am na goût, parce que des fois mun nga am parmesan boo xamante ni dinañ ko fermenté lu mat ay 10 mois, boobu am na goût tuuti, mais bi nga xam ni moom moo jógee ay Italie yooyu moom bokkuñu sax goût laa lay wax nii. Moo tax da nga koy utiliser ndànk, man dama koy compat laa koy def, su ma ko jëndee dama koy compatee. Am na luñ ciy jaay nag quantité bu ndaw boo xamante ni dina nekk ay naka laa ko mën a expliquer ñaata ounce xamatuma, mais peut-être ay 12 ounces yooyu noonu pour $6, c'est pas mal. Donc dina la demal lu xaw a yàgg tuuti si sa faatu. Booy xool daanaka mbir yi jeex na. Ma daal di ñëw jël sama brocoli, dama ko fàtte woon. Gis nga bu fekkee ni bu tooy nga amee, da nga koy dagg en florette quoi, comme ay sous forme de fleur. Man bii laa yore bi nga xam ne dañ ko congelé, donc nga xamante ni dama koy mën a utiliser si sama ay bu may defar smoothie wala lenn lu may defar lu mu munti doon rek nga xam ne dinaa ko mën a utiliser. Donc su ma ko daajee nii damay jël li ma soxla, su ma paree defaat ko si ziploc bag, dugal ko si sama congélateur, bàyyi ko foofu ba saa yu ma ko soxlaa rek. Léegi voilà, xaaral ma ñëw ñu ngi may dàq si côté bale ma ñëw ndox bi ma leen waxoon sànq damay baxal pour def si brocoli laay njëkk a def, daal di seppi, après daal di def sama bismillah, def aussi carottes yi
nga xam ne bu soble bi di pare rek ñoom tamit ma leen di sauté. Bismillah. gis nga étape bi c'est pas nécessaire mais man dama bëgg a garder couleur bu verte bi mu rafet bi mu am nii nga xam ne su ma koy sauté tamit du yàgg c'est juste pour tooyal ko tuuti rek. voilà léegi fii moom soble yi xaaral ma commencé ko assaisonner parce que ñëw génnee ko léegi mu jot. daal di def tuuti sel. voilà attends su ma defee nii lii génnee ko jot na. gis nga brocoli bi yàggu fi tak tak mu génn. voilà carotte bi léegi la ñuy ñëw def. gis nga bu ñu defee carotte bi moom aussi bàyyi ko foofu tuuti mu nooy donc léegi damay wàññi sama gaz carrément daal di ñëw teg brocoli bi nii ci el bi. léegi gis nga dama fay gaz bi instant bi parce que dama bëgg a xaar carotte bi moom suy paree rek ma daal di ñëw def ko ci kaw kii bi def ko ci mélange oignon yi ak poivron yi comme ça après léegi loolu féete boor ndax ma mun a li tax ma fay ko mooy su ma ko defulee dinaa ko fàtte. léegi damay daal di ñëw jubli ci salade bi ak aussi daal di mun a defar mburu bi. gis nga duma ko dagg yëpp ba ci biir parce que dama bëgg mun ci diw affaire yi bu ko defee ma daal di koy def ci laxas ko ci papier alu. ku nekk rek yaay xool quantité bi ngay utiliser donc gis nga beurre baa ngi nii normalement dafa waroon nooy au lieu de mu seey nii mais bon c'est pas grave. léegi ma daal di jël tuuti huile d'olive def ci gis nga ma daal di jël aussi tuuti ail bu tooy bi def ci jël aussi ail en poudre def ci daal di jël tuuti sel def ci moom tamit parce que au fur et à mesure ñuy dem dañ koy assaisonner. daal di jël sama kii persil bu wow bi ku mu neex nga utiliser bu tooy mais man tey jii bu wow bi laay def gis nga daal di jël tuuti ci sama amoon naa fi oignon vert yu ma daggate woon toq rek laa siy jël gis nga su ma defee nii daal di jël sama fromage bi def ci biir ku nekk rek yow yaay xool man instant bi mélange wu 4 fromage laa yore mu nekk bu italien bi mooy mix italien muy parmesan romano ak kii aussi mozzarella ak provolone ñoom ñoo nekk ci kii bi ci même mélange bi. normalement su fekkoon beurre bi seeyiwul dafay nekk sous forme de pâte mais comme dafa seey garaawul. léegi ma daal di écarter nii def ko ci benn côté mburu bi benn côté laay def dama ko ci sandwich gis nga su ma defee nii après ma jël beneen ma ubbiwaat beneen tranche bi gis nga ma daal di sandwich tamit boo defee nii nga daal di teg dem ci deuxième bi. gis nga jeex na léegi bu ma demee ba ci booru fin bi après damay dindi pour def fii ci kanam parce que moom après du am daal. léegi damay mais il faut ma bàyyi ba ci kanam ba nga xam ni léegi ma dindi ko ci gaz bi bu dul loolu bu ma ko defee léegi comme bu mujj bi fii lii am mooy day daal di wadd yépp ci biir gaz bi te bëgguñu dama ko bëgg a garder daal. donc ma daal di ñëw laxas ko ak papier alu léegi daal di koy def ci four bi bu ko defee ñu ñëw attaquer kii bi salade bi incha allah. voilà gis nga léegi ma daal di jël tëj. mu ko tëjee hermétiquement dem dugal ko ci four bi léegi mu tombe kii bale pare ni ñu koy waxee carotte bi pare na ñu daal di koy yeggali sauté daal di ñëw nettoyer defar tuuti nii après defar suñu salade mbir mi jeex na. voilà suñu carotte bi pare na
léegi moom dañ koy daal di rek seppi ñuy teg nii ndax seen couleur yi moo taxoon ma soit tey wala nga kii ko nga baxal ko. gis nga léegi damay jël salade bi ma dagg ku nekk rek yow yaay xool dama ko bëgg a def ay dagg yu sew a sew a sew bu ko defee affaire yi mënoon am temps seey. léegi mi ngi nii donc prep bi yëpp defoon naa ko auparavant damay daal di ñëw rek commencer nettoyer tuuti après assembler di jot nga xam ni yàkkas yi topp. voilà gis ngeen léegi dañuy daal di ñëw nag commencer assembler suñu salade donc bu ko defee yëf yi daal di mën a rek yegg ci fi ñu bëgg mu yegg. gis nga soo ko fejetee mu sew dafay neex a mën a présenter parce que day gaaw et puis du jël espace bu bari doo fa nekk te ki nga xam ni moom mooy lekk aussi mun na ko jël rek mu nekk bite size quoi boo ko jëlee nii du jar ngay lem laitue beeg di def yooyu daal bagage yooyu. voilà léegi ma daal di ñëw jouer ku nekk ni nga ko sentiree li ma leen di wax chaque jour ñi tàmm di xool émission yi. xam nañ ni su ma commencé mënuma la wax exactement lan laay def damay dem rek au pif damay xool lan moom bu ma xoolee nii daal di ne nii xëy na dina rafet ma def su fekkee ni rafetul da ngeen may gis ci biir kii bi ci biir émission bi ci boppam may changer décoration bi ba baa may jot li nga xam ne bëgg naa ko. am na aussi beneen kii bu ma leen bëggoon wax bu ngeen di xoos avocat bi su ngeen di génnee affaire yi dem leen ba ci chair bi ci suuf parce que vitamines yu bari fa la nekk. ñu bëri dañ lay wax par exemple dindi ko nga daal di koy dagg mais mun nga jël affaire boobu yëpp sans pour autant nga dindi ko lii man je trouve que moo gën a neex a handle daal si nga koy gën a mun a lijjantee que boo ko dindi woon yëpp di ko bëgg a tranché noonu fu nekk daf fay jaxasoo. avocat moom dañ ko bëgg ci kër gi. su ma defee benn moitié dina doy léegi gis nga su ma jëlee bii moitié bii laay def bi nga xam ne foofu la xoox bi nekk dama koy réserver mais ni ma koy réserver mooy bu ma paree du ma dindi xoox bi dama ko siy bàyyi après dama siy suy tuuti citron dama siy suy la kii pàccal tuuti citron voilà su ma pàccalee citron si rebord yi après ma daal di jël plastique film alimentaire ma muuree ko wala su fekkee da nga am benn récipient boo xam ni air bi du si dugg nga muur ko def ko sa frigidaire mun nga ko utiliser waat encore ba 2 jours encore du def benn effet léegi xaar ma def nii balaa ngelaw bi di ko ëpp parce que ngelaw bi mooy tax mu oxydise noonu. te beneen affaire bi nga xam ne bëggoon naa ko wax mooy gis nga bu ngeen xoolee kii bi spaghetti bi dagguma ko noonu laa ko defee yëpp parce que li loolu di def mooy par exemple su fekkoon ni tey jii dama ko dagg bu ma ko defee ni ma ko mélangé ak affaire yooyu yëpp lii am mooy dafay daal di dammate yëpp bu ko defee yow boo jëlee sa fourchette wala nga bu fekkee loxo ngay lekkee fourchette boo ko tourné du si tourné wu parce que yëpp dafa damatee te spaghetti bu damatee tamit neexuta kii noonu daal du neex a lekk xëy na bu fekkee ki nga xam ne day lekkee loxo dina ko arranger d'une part mais booy xool fan bi yëpp da nga koy dindi après. voilà léegi ma daal di pousse nii dégager tuuti après daal di leen ñëw nag wan affaire yi nag nu muy demee ñun nu ñuy tëjee quoi incha allah. yii nag fleur yi ñuy lekk la si boppam donc mais li ko tax a jóg mooy ay décoration ak affaire yu mel noonu mais yu ñuy lekk la quoi. voilà astuce léegi pare nañu fi mu nekk nii xam nga teg affaire yooyu présenté rek moo si des dama lay jox astuce par exemple su fekkee ni da nga def style buffet nga xamante ni tey ji da nga jël sa lekk yëpp nga daal di koy lal fenn li nga mën a def mooy comme bu fekkee en hauteur nga nekk di def nii xam nga par exemple da nga gis bii mu sut yëpp
léegi pour bañ moom mu suul yeneen yëpp damay obligé jël mun nga leen teg ci stand yoo xamante ni ñoom tamit xaw nañu gudd tuuti. À défaut de loolu des fois su ma tayalee dem génnee ji yeneen affaire li may def mooy damay jël par exemple gis nga lii saladier la rek sukub nii ma jël ko soit ma teg ko nii walla ma dëpp ko bu ma ci neex bu ma ko jëlee bismillah ma daal di koy teg nii gis nga mu jox ma beneen hauteur aussi bii mun na xaw a tegu nii rek ci biir xëy na du ko nëbb walla affaire yooyu dinaa xool donc ci noonu rek ngay jouer ba nga xamante ni say présentation soo defee lekk bi doo fa nekk di wëndeelu di xool lan laa war a def ak lu ma warta def déedéet da ngay jël yëf yi rek teg gis nga mu daal di nekk nii donc yëf yi fi mu ne nii defe naa bu ma defee nii def nii dama koy def de sorte que damay invité nit ñi ku ko kii rek ku ci yem rek di nga sawar bëgg a lekk. kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ma leen di jaajëfal vraiment ci gunge bi ngeen moo doon gunge tey ji affaire bi nekkoon na fan neexoon na torop macha allah. di jégalu nag ci seen temps bi ma jël parce que li ma bëggoon def moo nekkoon ay 30 minutes ak yooyu mais xam nga rek affaire yi moom mooy loolu donc di may képp ki nga xamante ni rek yow yaay safoo bernde ak ñi nekkoon ci live bi yëpp tey ñu ngi leen di jox émission bi may leen yàkkal nañ leen yëf bi yëpp jox leen ko soxna ab sabar yow moom jox naa ko sa chéri dégg nga donc nekkoon na jël yëpp ñun xam nga moom day taw moom moo ñu tane ñun dañu weex tàll neige la ñu def gars yi dañu leen war a may ci biti ni mel nii fi mu ne nii mi ngi neige anyway donc vraiment j'espère que concept bi neex na leen te di ngeen bëgg ñu koy def assez souvent di ko jox sama fans yëpp ak ñëpp ñi nga xam ne rek yàlla defal leen yéen ñëpp jàmm daal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi safoo bernde ak képp ku nekk rek ci àdduna rek yal na leen yàlla defal jàmm di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax bu leen fàtte abonné ci page bi bu leen fàtte aussi partager vidéo yi ak aussi seen commentaire yi ak seen suggestion yi ñu ngi koy gis di ko rafetlu di leen wax toujours rek bu leen fàtte concept bi jox leen ñu seen information seen kii suggestion yi ngeen am yëpp waaw léegi gars yi li ñu ma doon wax sax mooy ñu wax leen pour ngeen bàyyi affaire yi ci WhatsApp bi voilà donc numéro WhatsApp bi ñu joxe woon dinañ ko bàyyi aussi ci lien bi ngeen bàyyi foofu ku nga xamante ne bëgg na jokkoo ak ñun mun na bàyyi foofu numéro am après man dinaa ci jot incha allah di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Jal